te ñu bokk ci ñuy doxal émission bi di gërëm bu baax sëñ Gana Messere ñu fi jóge léegi ak wax ju am solo ju ñu fi wax ci Serigne Touba ak kooku njabootam ak Cheikham di am yaakaar ne rek mboolem li nga xam ne moom lañ fi waxtaanee dana nekk lu nga xam ne njëriñu askan bi la. mi ngoog merci beaucoup ñu fas yéene rek wéyal ci waxtaan gi ak toujours ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi ñu enchaîner rek monsieur le directeur général ak li nga xamante ni moo di feebarum coronavirus bi yaakaar naa ni moom mooy actualité moo lëmbe réew mi tey jii ñu gis ni ci xeex bi nga xamante ni am na muy riposte bi nga xamante ni kilifa yi fii ci réew mi fas yéene nañ ci soobu gis nañu ni sëñ Mountakha di rek xalif général kullu murid am na benn geste bu mu def génne 200 millions daal di ko jàppale nguur gi tamit chef de l'État ci boppam daal di sàkku ci ministre bu nekk mu génne 1 million tey jii nga yor Sonacos nekk ci bopp ba ana ban participation yéen tamit la ñu mën a xaarandi ndax ku nekk xeex bi daal yaakaar naa ne war nga ci dugal sa loxo. jërëjëf ñu rafetlu d'abord li nga xam ne Serigne Mountakha Bassirou Mbacké def na ko ndax yëkkati na kàddoom d'abord te bi mu yëkkatee kàddoom nekkul ay kàddu kese génn na ci alalam lu toll 200 millions teg ko ci loxo Serigne Bassirou Abdoul Khadre mi nga xam ne mooy porte-parole di porte-parole lu njaboot gi mu laaj président Macky Sall nan la war a doxalee loolu nga xam ne mooy participation sëriñ bi mu ne ko na ko teg ci loxo ministre de la santé mi nga xam ne moo jiitu xeex bi ñuy xeex tey coronavirus ci biir réew mi kilifa yi nag xam nga bu ñu defee dañuy joxoñ te jàpp naa ne def yi boobaak léegi am na ñeneen ñu ci topp am na ñeneen ñu ci topp dana am ñeneen ñu ci toppaat mais yaakaar naa ne sëriñ Mountakha moo njëkk a def te kon lu waay mën di def tamit defit la te gëm naa ni tamit def boobu mu def ñaax nañu bare bari ne yëf yi kër du ay wax dong mais yëf yi tamit làmb poos la ngir jëf ginnaaw bien sûr bu ñaanee ba noppi ndax réewu jullit aussi la ñu nekk réewu diine la ñu nekk te nekk googu ñu nekk ci réewu diine may nañu ñuy jëfe li nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy wax di jëfee li nga xam ne boroom xam-xam yi ñu ngi koy wax waaye tamit ñuy ñaan ngir yàlla jàppale ñu jàppale réew mi jàppale réew yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi yëpp ba coronavirus jóge fi ñun suñu wàll bopp nag yàlla dafa dogal dafa am toogaay yu bari yu ñu toog toogaay bi ci njëkk mooy ñooy président conseil départemental bu Kébémer nga xam ne dafa ŋànk ay dëkk yu bari dafa ŋànk ay communes yu bari lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti communes mais ŋànk ñaari district sanitaire muy district sanitaire bu Kébémer ak district sanitaire bu Darou Moussi sànq ci ngoon ci njiitalu préfet département de Kébémer le conseil départemental bu Kébémer doon joxe li nga xam ne mooy participation ci prévention Covid-19 ci biir département de Kébémer am ay produits yu nga xam ne dañu ko jënd monsieur le ministre de l'agriculture aussi et de l'équipement rural mi nga xam ne mooy suñu ministère de tutelle def na bataaxal ñaan ñi nga xam ne ñëpp ñooy ay kuréel te aju ci ministère de l'agriculture et de l'équipement rural kenn ku nekk tamit nga xool la say moyen attan bu ko defee nga yëkkati ko dugal ko ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex incha allah loolu yi tamit Sonacos dana ci dugal participation loolu mooy ñaareelu toogaay bi ñetteelu toogaay bi suma parti ma jiite LDR Yeesal ñun tamit ñu ngi cotiser suñu biir ñun waa parti bi militants yi xale yi président parti bi membre comité directeur yi pour que ñun tamit ñu indi suñu participation ci li nga xam ne mooy xeex bi am lu ñu yëkkati joxe ko ci suñu turu parti te loolu ak personnellement aussi am na leneen lu nga xam ne ñu ngi koy waajal ngir bokk ci xeex bi parce que jàpp naa ne booy xeex ak ku nga xam ne moom
armée bu rëy la yor. loo mën a yor ci jumtukaay rek gëm naa ne du doy. ngir nga mën a jàkkaarloo ak moom. leneen li ñu gis aussi moo di tey jii ñu ngi wax ci wàllum xeex riposte Covid 19 bi ñu gis ni ci jamono ba ñu nekkee sax ci li nga xamante ñu ngi doon waajal élection présidentielle njiitu réew mi dafa sàkkoon wala sasoon sax képp koo xamante ni ministre nga wala sax DG nga ak koo mënti doon nga dellu sa base def liggéey gi nga xamante ne tey jii moom moo waral xëy na sax ñu falaat ko waaye tey jii est-ce que tamit kooku du doon une forme de lutte également bu fekkee kenn ku ci nekk ci kilifa yooyu tamit delluwaat nga sa dëkk ndax gox gu nekk aussi xeex bi warul doon rek ci côté Dakar ici au niveau de Dakar dañu gis nañu gel yi ñuy jaay alcogel yi et tout ça tey jii am na ci population bi ñoo xamante ni mënuñu ci jotee yéen kilifa yi tamit ngeen xool nu ngeen leen ko yombale peut-être jënd ko distribuer leen ko gratuitement noonu may leen ko dina bokk tamit ci gën a jàppale ci xeex. waaw loolu mooy li nga xam ne moom la conseil départemental def ci bërëb bu mu nekk fu ma dëkk yi tamit muy Darou Moussi sous-préfet ba jiite na comité local de développement. jiite gi mu ko jiite taxawal na benn kuréel. waa doomi dëkk ba ña nga xam ne ñoo dëkk ca gox ba ña nga xam ne ñoo nekk foofa kenn ku nekk la sa doole attan yaa ngi koy yëkkati di ko dugal ci kuréel boobu nga xam ne sous-préfet bi taxawal na ko. mu nekk lu nga xam ne aussi lu ñuy rafet te gëm naa ne noonu ko sous-préfecture Darou Moussi di defee xañ na noonu la ko yeneen collègue am yi nekk ci biir Sénégal yëpp aussi di defee ba tax jàpp naa ne bërëb bu nekk ñu fa dëkk déjà ñu ngay organiser wu di waaj pour que mbir bi bu fa accès ñu mën a jàkkaarloo ak moom. On parle de 49 cas justement 49 cas yooyu nga xamante ni toujours cas importés ñoo ci gën a bëri tey jii les frontières aériennes wax nañu chef de l'État tëj nañ ko frontières terrestres yi daanaka moom moo gën a indi sax leen yi parce que toujours nit yaa ngi jàll ak seen moyen di jàll ci frontières yi di agsi ñu gis ni cas importés yi tamit ñoo gën a yokk sax lim bile. waaw yaakaar naa 47 cas. la ñu wax yu nga xam ne juróom yi wér nañu 42 yi moom ñoo nekk biir. Il y a 9 nouveaux cas aujourd'hui. waaw am nañ 9 nouveaux cas bu yokk ci li fi amoon démb loolu moo ko yóbbu 47. ensuite juróom yi wér nañu. mu des 42 yu nga xam ne ñu ngi leen di saytu ci biir hôpitaux yi waaw. xam nga mbir mu mel ni bu xewee mesure bu autorité jël rek nañu xam ne du mesure bu nga xam ne dañu seet seen bakkan rek wala lu leen neex rek wala ñuy tâtonner pour jël ko ndax bis bu nekk dañuy am ay statistiques maanaam tey xam nañu ñaata cas importé moo am xam nañu ñaata cas locaux ñoom ñoo am xam nañu cas locaux yi la ci ëpp fu mu jógee xam nañ aussi cas importé yi la ci ëpp fu mu jógee loolu moo indi par exemple tëj bi ñu tëj frontières yi parce que gis nañ ne bari na yu nga xam ne ñi jël avion bi ñoom ñoo koy indi suba aussi ni maladie bi di doxee ak cas yi ni muy bindoo parce que kenn ku nekk bala ñu laa faj daañu la poser question noo tudd ñaata at nga am foo dëkk tukki woon nga voyagé woon nga demoon nga fii jaaroon nga fii données yooyu ñuy am dañ koy rassembler loolu mooy may comité national de gestion de la crise ñu xam yan recommandation la ñuy def ndax ñoom ñoo recommandé ne nañu tëj aéroport yi parce que booba gisoon nañ ne cas importé yi ñu ngi commencé jéggi dayoo am na yeneen mesures yu ñuy jël jëm ci marché yi jëm ci rassemblement yi jëm ci lii jëm ci laa loolu yëpp dañ ko sukkandiku ci ay saytu yu nga xam ne ñu ngi koy saytu aji malade yi ba xam jan dogal la ñuy jël suba aussi bu laajee ñu jëlaat yeneen dogal parce que jot nañ ay information yu jóge ci ñi feebar bu boobaa yi tamit dañuy proposer dogal yooyu bu ko defee autorité bi jël dogal yooyu gëm naa ne ba tey daal ni autorité yi di gérer jàngoro bi amul benn tâtonnement amul pilotage à vue teg nañ ko ci ay arguments scientifiques teg nañ ko aussi ci démarche scientifique teg nañ ko aussi ci li nga xam ne moom la règlement sanitaire international santaane ak protocole yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb ni ñuy jëlee en charge feebar yu mel ne feebaru Covid 19. Awa
laataa may ñëw ci peut-être pour commentaire ak yi ni mel damay nuyu Modou Diagne Fada am ay laaj yoo xamante ne nag dinañ ko jagleel parce que il a été ministre de la santé je l'avais dit tantôt ministre de l'environnement également te suñu nee feebar bi santé laa leen na ci environnement laa leen na ci fànn boobu mi ngi naan politique bi ni ko gouvernement bi jëlee doon na lu jaar yoon mais monsieur le ministre ndax jàppoo ne wala le directeur général ne dafa doon loo xamante ne tout au début on l'avait pris à la légère moom moo tax tey jii sax mu agsi fii ñi ngi wax ci wàllu frontières yi on l'a fermé tardivement moom moo tax ñu agsi fii parce que bu fekkoon ne Sénégal ak Sénégal du ñu am benn cas wu coronavirus tous les cas ont été importés. Alors je crois que mbir mi jëluñu ko à la légère. yaakaar naa sax am na benn esprit anticipatif bu am parce que. réunion bi nga xam ne président de la république njëkk na ko woote muy altine bële yaakaar naa ba mu koy wootee ba muy jël décision ci week-end bi ne altine dinaa woote réunion ngir waxtaan ci wàllu coronavirus booba Sénégal amagul woon benn cas booba ñu ngi ko doon dégg si bitim réew te ñi ngi ko doon dégg si bitim réew xam nañ ne bañ ko doon dégg dina agsi mu woote ndaje yàlla dogal altine boobu mu woote woon ndaje ba ndaje mi daan jeex ñu ne am na benn cas suspect bu nga xam ne ñu ngi koy saytu xaj na balaa réunion bay jeex daañu donc yaakaar naa ni esprit anticipation bi am na fi. li ci topp yi tamit xam nga mooy li ma wax sànq rek mënuñu tëb rek ne dañuy tëj frontière te gisuñu ne li ëpp ci. DG, vous allez nous excuser une minute de temps juste de prendre voilà Asila notre partenaire par rapport à ce plan de résistance un peu xam composition bi et c'est quoi comme menu. waaw d'accord kii bi plat de résistance bi ñu ngi leen proposer steak haché œuf à cheval fromage la crudité tomate plus frites comme crudité dafa baax ak guddi gi nii ku ñu wàññi tuuti diw beeg yooyu loolu lañ def daal par rapport aux mesures gis nañu tey feebar bi yéen de votre côté aussi comment vous y prenez nu ngeen di sagaroo tamit waaw loolu sax da cee gën a am solo parce que comme ñun préwoon nañ sax avant lii parce que ku wax restauration da nga naan hygiène donc hygiène dañ ciy veiller toujours mais ak lii du mu amee nii dañ cee gën a bàyyi xel donc gën a yokku méthode yi ñu jëloon parce que dafa am solo daal ndax restauration moog hygiène ñoo ànd donc loolu la moo tax dañoo gën a jël suñuy mesure donc gën a sellal affaire yi gën a xool composition yi nga xamante ni moom la ñuy def merci waaw mën na woo Asila traiteur bu ko defee ñu livrer la ko nga xamante ni doo am benn kii parce que boo xoolee ak feebar yi nii dem n'importe où amul kii daal wóorul donc da ngay xool ka nga xamante ni wóor na ak li muy def sell na nga xam ko donc nga mën a kii ci moom nga commandé ci moom kon Asila ngi noonu je pense que ñoom wóor nañ leen te vraiment li ñuy def sell na également merci adresse bi ñu ngi nekk Point E rue des Écrivains foofu lañ nekk donc numéro téléphone bi mi ngi jàll ci bas kii bi écran bi d'accord donc merci ñu ngi merci beaucoup merci voilà d'accord merci beaucoup DG. On vous rend la parole tantôt vous expliquez par rapport ak frontière bi et puis ñi nga xamante ni cas yi dugg. waaw non du ay mesures sax yu tardive. c'est-à-dire oui cas bi njëkk am cas importé la. mën nañu wax sax ne cas yu bari. bitim réew la jógee. soogay dugg suñu réew. mais yaakaar naa ne am na lim bu nga xam ne bu fa eggee ba mu fa eggee autorités yi jël nañu ay matukaay mais man gëm naa ne bu fekkonte ne dañu xëyoon di tamit ne tëj nañu frontières yi tëj nañu aéroport bi tëj nañu géej gi. nit yi dañuy continuer di dugg. frontières yi nga xam ne moo nekk suñu diggante ak yenn réew yi. du frontières yu nga xam ne frontières yu étanche la. ndax tey mën nga wax ne boo suñu digganteeg Mauritanie waaw Rosso am na fi mais suñu digganteeg Mauritanie aussi am na yeneen yoon yu nga xam ne yoon yu sew la yu nit mun a jaar dugg biir Sénégal am na suñu digganteeg Mauritanie am na suñu digganteeg Mali am na suñu digganteeg Guinée Bissau Gambie
donc yëf yi doon rek loolu mooy subitement ñu def ko dañuy nat dox ndànk dem ba gis ne laaj na ko ñu soo koy def et je crois que jamono bi ñu ko defee c'est pas trop tard wanewul ne autorités yi fàgguwuñ woon ne lu mel nii dina am parce que àdduna bi moom léegi lu xew Chine wala mu xew Australie jàppal ne dina dox ba agsi ci réew mi. waaw mais monsieur le ministre. man dafa am leen loo xam ne daf ma jaaxal ci yéen ñi sunu njiit yi ak seen discours ak li am dafa wute lool parce que sànq yaa ngi naan Awa Diop mu ngi lay interpeller ci retard réaction bi bu état mais monsieur le ministre pourtant booy xool Afrique am na dëkk yoo xam ne maanaam Sénégal moo leen ëpp cas mais ñooñu bi nit ñi commencé bu dee information ñëpp dañuy déglu information ñu ngi suivre lépp ñooñu bi ñu commencé jël ay matuwaay boobu Sénégal jëlagul matuwaay te ñoom xoolal leen nag Sénégal moo ëpp cas xam nga déjà benn indication a ngi noonu pour war la nekk retard bi am na te boo xoolaatee boo gisee discours yi waxoon nañ ko fii discours Macky Sall bi muy wax ba saa moomu naan léegi de affaire bi sérieux na xoolal moment bi mu koy wax boobu lay soog a jóg nag jël ay matuwaay moom mooy matuwaay yii bu dee loolu ñëpp xam nañ ne que monsieur le ministre que fu mu nekk nii retard boobu moom moo tax dañoo yéex a jóg nañu nangu loolu na ñëpp nangu loolu askan wi gis nañ ne que loolu dafa kii beneen affaire bu may wax boo xam ne yow da nga ciy wax mooy que xam nga nañu waxante dëgg rek tey jii ñun tey lii dafa wane carrément sunu échec ci sunu politique de santé échec dëggantaan la muy commencé ca Abdou Diouf Ablaye Wade ba ñëw ba ci mag fii la gën a yées nag ci gouvernement bii la gën a yées que politique bi parce que tey booy xool tey yow tey jii ak quelque soit fa dëgg la de Chine moo ñu ëpp ay moyens États-Unis moo ñu kii Italie ñoom ñoo ñu ëpp moyens mais man defe naa ne ñun fi ñu commencé ñun Sénégal fi ñu commencé ak tamit ñun médecins yi ñu am xam nga ñun lan la ñu am ñun problème ñun amuñu problème mu kii de ay médecins affaire yooyu ay experts ñun amuñu problème boobu ñu xarañ ñoo fi nekk ñun suñuy médecins yi booy xoolaat ñoom dañ ci gis ñoo xam sax ñoom ñoo nekk bitim réew di fay fekk ay ñu xarañ lañ joxe mais suñu plateau médical moo baaxul liggéeyuñu ñun Sénégal liggéeyuñu depuis Abdou Diouf commencé ñëw Ablaye Wade ñëw ba ci kii ñoom ñëpp a échoué parce que plateau médical bi moom moo nekk loo xam ne amul dépassé parce que man def naa yenn dëkk am na dëkk yoo xam ne def naa ko mais dëkk yooyu bu ma demee dem naa au moins dem ba seen ay hôpitaux xool naa ak ñii ak nit ñi ak prise en charge beeg loolu yëpp bu ma ko xoolee ñëw xool sama dëkk tey jii Sénégal ñu ngi toll ci foo xam ne Sénégal dégg nga ñu ngi ab malade mënul am lal même ci situation crise bi il a fallu que ñu naan leen dañuy dem fële xaw ma lan Touba kii fa xaw ma lan. centre de traitement waaw centre de traitement léegi médecin après la mort moom mooy ñun suñu politique. ñun loolu la ñu wax ji nag moom laaj bi boog wala commentaire yi wala gis-gis bi xaw na gudd ba nga xam ne ba ma fàttee benn aspect rek. ñu fàttali la nga fàttali ma. mais li ma mujj jàpp mooy li mu wax ci affaire plateau technique yi. d'accorduma ak moom parce que yaakaar naa ne am na lu bari lu nga xam ne moom réere na ko mbir xam nga lii du affaire plateau technique tey ñoo ngi ci 47 cas am 45 yu ñu hospitalisé am 5 yu wér alhamdulilah rabbil alamin kenn ñàkk gu ci bakkanam Italie tey xanaa Italie kenn mënul wax ni plateau technique am baaxul wala plateau médical am baaxul
627 morts lam tey xanaa kenn waxul ne Italie du réew mu mag wala du réew mu nga xam ne am na ay hôpitaux yu mag pourtant dem nañoo dem ba nga xam ne nit ñi bu ñu ñëwee dañuy tànn ku ñu war a faj ak ku ñu warta faj loolu dal na Italie ma nga Espagne ma nga France Chine mi nga xam ne yaakaar naa ne ñëpp nangu nañ seen xarañ ci yenn wàll yi fa la yëf ya tàmbalee officiellement plus de 3000 morts le Chine am. Avec 1,5 milliard d'habitants. Plus de 50 millions d'habitants. Oui, mais Italie... Le Sénégal, 15 millions d'habitants. Ouais, d'accord. Donc le Sénégal, 15 millions d'habitants, 0 décès. Alhamdoulilah. Non, mais comparaison faite. Non, mais d'abord, 0 décès. En Chine, 3000 morts. Ouais, d'abord, Chine, 3000 morts. 1,5 milliard d'habitants. Non, vous faites qu'on ait problème au plateau technique, là. Mooy tax nit bañ a dee kenn du dee Chine. Bu fekkoon problème mu plateau technique la mooy tax kenn bañ a dee kenn du dee. Politique sanitaire. mais attends maa ngi ñëw politique sanitaire. loolu yëpp moo ëmb politique sanitaire parce que loolu benn volet la ci. li ñuy wax politique sanitaire. voilà dañoo échoué. suñu politique sanitaire li mu wax am na ci lu nga xam ne ñëpp nangu nañ ko mooy borom xam-xam yi fii ci Sénégal ñu xarañ lañu ci wàllu wér-gu-yaram boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy waa bitim réew yi fi jàng si te dëkk ci réew yu nga xam ne ñoo ñu gën di plateau médical nga xam ne bu dee wàllu xam-xam ak science faculté de médecine et de pharmacie et d'odontostomatologie bu université bu Ndakaaru nekk na faculté bu nga xam ne xam-xam yu baax njàngale bu baax fa lañ koy sosoo fa lañ koy defee mais boo xoolee tey réew yooyu muy Maghreb pour bañ a stigmatiser parce que gëm naa ne aussi war nañu bàyyi stigmatisation bu ñu jëlee Maghreb mais fa la yëf ya tàmbale tey du Sénégal moo ëpp ay cas ci Afrique du Sénégal ci la yëf yi tàmbale suñu réew bi yëf yi tàmbalee jël na ay mesures yu nga xam ne am na ay réew yu nga xam ne yëf ya fa la dëkk wala boog pas fa la dëkk c'est-à-dire que fa la njëkkee te jëluñu woon mesures yooyu donc dafa am lu nga xam ne épidémie amul benn politique sanitaire bu ko mën a prévoir ça n'existe pas c'est-à-dire mënul ñoo juger politique sanitaire d'un pays wala plateau médical d'un pays ci kaw rek tey am na épidémie les gens sont dépassés tey am na épidémie les capacités d'accueil sont dépassées gëm naa ne ci wàllu Afrique der bu ñuul amul réew mu gën le système de surveillance épidémiologique bu Sénégal amul réew à part nga dem fu mel ne Afrique du Sud bu gën le système hospitalier bu Sénégal amul réew aussi bu nga xam ne moo gën le personnel bu Sénégal réew bu nekk nag ak dooleem réew mu nekk ak kàttanam réew mu nekk ay man-manam mais man gëm naa ne même bu amee lu bari lu ñu war a def parce que mbirum santé kenn mënu ci def lu doy kenn mënu ci def ba ñëpp gis ci seen bopp mais gëm naa ne Sénégal quand même dox na ay tànk dox na ay jéego ci wàllu saytu wàllu wér-gu-yaramam tàmbalee ko ca Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ba tey ci président Macky Sall. La gestion de crise est soutenable mën nañu wax pour le moment gestion de crise bi la ñu bëgg wax mais dans le général bu ñuy wax ci plateau bi dans le général mais concernant justement cette gestion de crise peut-être la ñuy wax ni ñoom ñi ngi ciy dem ak ni nga xamante ne wax dëgg yàlla cas yi dañuy rek toucher du bois que mu bañ a am benn décès mais quand même il y a une certaine maîtrise je peux dire xam nga tey boo xoolee nga def étude comparative nga dem xool Italie ba ñu nekkee ci seen troisième semaine nga dem Chine ba ñu nekkee seen troisième semaine nga dem France ba ñu nekkee seen troisième semaine ak ñun bi ñu nekkee suñu troisième semaine li ñuy ñaan man li may ñaan mooy mesures yi nga xam ne jël nañ ko Sénégal yi respecté ko Sénégal yi sàmmonte ak moom ba la xewoon ca quatrième semaine u dëkk yooyu wala cinquième semaine u dëkk yooyu mu bañ a xew suñu réew bu ñu yàlla yóbbu ba ñu àgg mois d'avril te ba léegi ñu naan maîtriser nañu cas yi mën nañu sant yàlla bu baax mais yaakaar nañu fi mu toll nii polémique bi wax ji
du loolu mooy essentiel xam nga li essentiel mooy ñu seet yan mesure yan fàgguteef nan lañ war a fagaroo ba rompre la transmission du virus yaakaar naa ne loolu mooy li nga xam ne moo ci ëpp solo te li ma gëm mooy autorité sanitaire u réew mi autorité gouvernementale yi le chef de l'État mbir mi su amee mbir bu nga xam ne jël nañ ko au sérieux yaakaar naa ne Covid 19 bi la te nag kenn ku nekk da ngay wax ak li nga xam ne mooy sa aqulaay taala man li ma gëm laa wax te loolu ma gis tamit laa gis te nag jàpp naa ne système de santé nag nekkul rek dañ ciy wax ci waxantu parce que li ñuy wax yi tamit am na fu ñu ko teg parce que am na yi tamit ay réew ay bërëb ay situation yi nga xam ne dund nañ ko wala fekk nañ ko wala étudier nañ ko kon suñu waxee ne mbir mi mu ngi jaar fi mu war a jaar c'est parce que exactement mu ngi koy gérer comme ni ñu ko war a gérer. D'accord ça. jërëjëf monsieur le ministre dégg nañ wax ji nga xamante ni bii wax nga ko mu nekk loo xamante ni bii lu am solo la mais man fi nga xamante ni bii fa laay démarrer mooy damay démarrer ci sénégalais yi par yenn saa yi damay demander lan lañ bëgg. parce que ñun ñëpp dañu taxawoon bi président Macky Sall waxee ne amuñu moyen pour dem jëli ji sunu doomu réew ñun ñëpp ñu mer ne dañ leen a war a jëli ji président li mu wax ni waru ko wax tey ban position la sénégalais yi taxawee mais muudu la ñuy bañ a gis seen koñ maanaam ku jóge bitim réew ñëw ñu ngi lay commencer di la daw di téléphoner naan diw ñëw na bu leen fa dem Moodu ba bu ñëwee sax di nuyoo kër ga muy nuyoo ña ngay tiit ne Moodu baa ngay nuyoo. dëgg la de. c'est que bon doo xam Sénégal léegi ñun ban. lan lañ bëgg quoi. loolu mooy li nga xamante ni bii moo ci xam nga man dama jàpp ne dafa am moment bu ñu war a diingat li nga xamante ni bii mooy système bi nga xam ne moom la ñuy teg ak moment bi nga xamante ni bii dañu war a ànd def face xool bu baax li nga xam ne moom la ñuy jël muy décision yi nga xam ne moom la ñuy jël ñu dolli ci pour man jamono ji ñu toll nii. ministre de la santé li muy liggéey waru ko liggéey defut pour man départ nekkuñu ci jamono jooju quoi mooy fi gomis toll pour man nekkuñu foofu quoi pour man fu ñu toll mooy nii ñu yoree mbir mi crise bi ku am loo ci apporter maanaam xel moo ci dolli nga dolli ko ci mais pas ngay dellu en arrière naan sunu lii matut ak sunu laa matut ak sunu le matut loolu teg ko fële gomis moment de solidarité la moment bii du moment bii critique bii nga xamante ni moom ngay def moment bii du foofu quoi moment bi ñu toll nii tey man dama jàpp ni ñi ngi jël ay décisions yoo xamante ni bii dafa am ñu muy laal tey réew mi ñi ngi xalaat lekk coronavirus topp noonu am na ñoo xam ni ña ngay profité di jënd dund gi te am na ñoo xam ne ay kilos ceeb lañ mën a jënd il faut que yooyu tamit ñu bàyyi xel ñooñu nga xamante ni fi mu toll nii tey mënuñoo dem jënd ji saako ceeb pour denc ko seen kër et puis tamit il faut ñu calculer ñi nga xamante ni ñi ngi ci marché yi nga xam ne seen bis bu nekk ci la ñuy dem pour lijjanti dépense bi nga xamante ni bii moom la ñuy am nan la ñuy def ak ñooñu yan xalaat la ñuy xalaat pour fexe de telle sorte que ñooñu dinañuy mën di continuer seen i activité ndànk-ndànk di am li ñu doon am pour am lu ñu yóbbu seen kër seen liggéey du arrêté ba noppi tamit ñu fexe ba jàngoro ji ñu wax leen yoon wi ñuy mën a jaar pour moytu ko ba nga xamante ni bi jàngoro ji du laal ñi nga xamante ni bi du yaatu ci biir réew mi di wax ne ministre de la santé li muy def nii muy di communiquer ak ñi nga xamante bi ñooy sénégalais yi ci jamono ji ñu toll nii nekk na loo xam ni vraiment man jàpp naa ne communication bi baax na parce que mi ngi dalal xelu nit ñi dina la wax tey li xew ci bis bi wax na la cas yi nga xam ne importé la wax la ki nga xamante ni ki mooy sunu 5e cas bi nga xamante ni bi ñi mu wàllaat dina la jox information yoo xamante ni bi yow di nga ci mën a téye dina la maanaam wane nañ transparence ci li nga xam ni mooy liggéey bi ñuy liggéey loolu lu am solo la parce que loolu moo tax sénégalais yëpp di leen topp ci lépp loo xam ni ñu ngi koy def transparence boobu nag dañ ko war a continuer nañ fexe ba sénégalais yi wóolu communication bi nga xamante ni moom la ñuy kii dina nekk loo xamante ni bi vraiment mën na nekk njariñ pour réew mi te it nañ bàyyi xel bu baax ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy dund te seen dépense suba lañ koy lijjanti amuñu ko tey dépense suba ci bis bi lañ koy lijjanti dañuy dem ba marché sax soog koo envoyé ñooñu il faut que tamit ñuy tenir compte ci ñoom loolu defe naa dina nekk loo xam ne waaw mais alors non réaction bu ndaw rek ci li Sandiogou xam nga Sandiogou moom bon c'est un patrimoine national yal na yàlla wéral cëram non pas parce que li mu wax mais bon
ci taxawaayam ci askan bi dafa am wax xolum solo muy wàllu stigmatisation. Départ bi dañ doon wax naan nit ku weex a ko fi indi. ma ne loolu du wax. dëkk sàngam la jóge loolu du wax. xeet sàngam la bokk. quartier sàngam la jóge am na quartier yu nga xam ne am na fi Ndakaaru. léegi bu ñu saxee ci loolu suba léegi ñu ne non ñu dëkk quartier sàngam bu ñu ñëwee dafa am lu nga xam ne nañ ko baax. parce que stigmatisation du loolu mooy régler problème bi. problème bi am na ñëw na nañu seet nu ñu ci mucce nañu seet nu ñu ko xeexe nañu seet yan pexe lañ mën a jaar ba mbir mi bañ ñoo dépassé. yaakaar naa ne loolu mooy li nga xam ne moom moo ëpp solo parce que bu continuer mais ñun ñëpp dañu am ay mbokk bitim réew ñun ñëpp dañu am ay xarit bitim réew ñun ñëpp dañu am ay njaboot bitim réew donc mbir mi du waa bitim réew mbir mi du waa dëkk sàngam mbir mi du waa waaso sàngam mbir mi du mbirum nit ku ñuul du nit ku weex mbir mi sunu mbir la mbiru àdduna bi la nañu seet nu ñu sàmmonte ak moom. leneen li ci topp tamit mooy wàllu denrée de première nécessité yi xam nga fii kenn ku nekk yaa ngi naan bu ñu demee ba tëj. bu ñu demee ba kenn mënatul dem ba kenn ku nekk domaine bi ma nekk muy par exemple domaine nu dëwlin ñu ne weer bu jot 12000 tonnes la Sénégal di soxla importateurs yi waa Sonacos ak ñeneen di ci liggéey ba weer wu jot ñu mën a fexee ba 12000 tonnes yi waa Sénégal jot ci bu fekkee ne maintenant 12000 tonnes yi nga xam ne moom la ñu soxla par at nit ñi dañ ko bëgg a consommer ci ñaari weer bëgg a jënd ñaari weer bien sûr rupture mooy am pénurie mooy am spéculation mooy am nit ñi seeral denrées yi yóbbu ko fu nga xam ne war fa aj loolu tamit ñu def ci ndànk bu baax a baax jàpp naa ne état la ñu yor état buy suivre situation bi heure bu ñu demee ba wax ne nangam ji nii la war a tëddee nangam ji nii la war a tëddee yaakaar naa ne à temps daañu informer ñi nga xam ne ñooy population yi bu ko defee kenn ku nekk nga mën a jël say dispositions mais tey ji tey gel alcoolisé bi rek am ko jafe na te ma ciy profité pour wax Sénégal yi rek du gel yi ñuy jaay ci mbedd yëpp rek gel yëpp ñoo baax du diwoo nga gel bi nga xam ne moom nga fekk ci mbedd mi rek yow sa loxo aar nga ko na nga jëndee gel bi fi nga ko war a jënde moo tax ma naan toujours na nit ñi gën a farataal ndox ak saabu. et puis ñuy raxasu parce que tamit bu fekkee sa loxo daa tilim nga ñëw def ci gel bi tamit loolu je ne pense même pas mu am da ngay raxasu ba pare. man de en tout cas li ma préféré. c'est ça mooy boo raxasoo ba mu set. nga jël su la neexee nga def ci gel bi. te boo raxasoo ba pare tamit. parce que bu ñuy wax bëgg nga raxasu dañu bañ nga laal sa kanam. wala boog booy laal sa kanam nga laal sa kanam ak loxo yu nga xam ne loxo yu set la. mais sa loxo tilim. nga laal ci rampe escalier bi nga laal ci portière oto bi nga laal ci bouton bi ngay fayee sa télé wala sa rajo ñëw laal sa bakkan laal sa gémmiñ laal say bët nga daal di yenu affaire bi. Aliou xam nga foofu rek laa bëggoon intervenir moom fu mu daan ci affaire gel xam nga gis nga fagaru moo gën faju dañu waxante dëgg ça gis nga voilà gis nga fagaru bii gis nga critique bii dégg nga pour fagaru gis nga loo gis ci àdduna exemple la da lay jox exemple pour nga mën a kii gis nga Chine bii ngay gis nga asiatique yi gis nga Japon tey boo gisee mu dem ba tey am doole bombe atomique foofu la daanoo ravager dëkk bi yëpp ci foofu la ñu jëlee leçon ba jóg. mais critique waaw no xaar déglu rek dama la déglu. waaw no xaar dama la déglu. mais dans cette gestion de crise je suis d'accord ak ça. solidarité la ñu laaj. mais esprit critique ñu ngi ci solidarité parce que bu ñu nekkoon ci solidarité bi. tey jii dégg nga du ñu. mais comme gestion de crise bi ñu ngi koy gérer. non attends plateau technique bi pour le moment on essaie vraiment que. mais Rama il peut y avoir des failles ñu déceler ko que ñoom duñ ko gis mais ñu gis ko. li gën a ndaw li gën a élémentaire ci li mu wax. ci affaire gel bi. non tey jii sincèrement man boobu sama xalaat mooy xam nga lan
l'État du Sénégal moo waroon jël. distribuer ko gratuitement je suis d'accord waaw xam nga moom mu ngi wax am na bu bon. am na ak bu bu baax baax. voilà foofu la État du Sénégal waroon jël bu baax bi. di koy distribuer. on laisse à Aliou Sow mu ñëw ci avant DG di répliquer vas-y. Moi je voulais surtout me situer ci côté communication gouvernementale. Et moi j'ai toujours pensé que ni et je continue encore à le penser que ni communication gouvernementale bi dafay wane benn espèce de panique boo xam ne donc dafa feeñ te booy seet lépp mi ngi koy wane dernièrement ci sous-préfet de Ndam bi li mu jot a wax par rapport ak les modou-modou qui viennent tous en catimini ñi daw si ci dëkk bi et puis même en rajoutant que il y a des cas qui sont traités des cas positifs de coronavirus des cas positifs qui sont traités en toute discrétion loolu tax na encore une fois moi au niveau de la gestion de cette crise moi j'ai un problème je le dis très honnêtement avec le ministère de la Santé actuellement moi je pense que au niveau de cette communication au niveau de cette manière de gérer justement cette pandémie je crois qu'il y a un problème quelque part il y a beaucoup d'hésitation et puis j'aurais comme l'impression que monsieur le ministre que il y aurait de la cachotterie quelque part est-ce que véritablement il y a des cas positifs qui sont traités en toute discrétion oui ou non parce que c'est le sous-préfet de Ndam qui a parlé xam nga encore une fois pour les Sénégalais qui nous écoutent parce que monsieur le ministre m'a entendu le sous-préfet de Ndam nee na am na ay cas positifs cas ñoo xam ne dañu am mbir mi yoo xam ne daf leen dal ay cas yu positifs yu ñuy traité en toute discrétion te kenn yëgu ko te boo seetee dans sa communication nee na moodu yi dañuy daw si en toute catimini en catimini quoi finalement. mais alors réaction. après j'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Okay. D'accord mais réaction il faut rek ñu leeral. gis nga d'abord nëbbu jàngoro ji wala nëbbu cas bu nga xam ne testé nañ ko positif mënul am le système de santé est ouvert sur le plan international réew mu lu mel ni xew da nga taxawal comité de gestion boobu organisation mondiale de la santé daf ciy teg bëtam experts yi nekk Institut Pasteur Sénégal la nekk mais xam ngeen Institut Pasteur ñoo ko moom fu ñu dëkk te Institut Pasteur du rek kaawu Sénégal lay testé bari nay réew yu nga xam ne ñoo ñu wër su ñu amee ay cas dañ koy def ci avion mu jógee seen dëkk ñëw ba Institut Pasteur ñu testé ko jox leen résultats yi donc il peut pas y avoir de cachotterie ou de quoi que ce soit sur le nombre de cas testés positifs kooku on vous parle c'est le sous-préfet de Ndam. attends non danaa ñëw ci sous-préfecture Ndam danaa ñëw sous-préfecture Ndam mais dama lay wax d'abord sur le plan de la transparence dans le cadre de la communication parce que Sénégal dafa tënku ci règlement sanitaire international moom ay charte yu nga xam ne fala budda réew mu nekk da nga jànkonte ak moom donc côté boobu alors maintenant déglu ma man lan la sous-préfecture Ndam je vous répète ce qu'il a dit. non bon je peux déglu ma lan la sous-préfet bu Ndam wax ba mën a. non mais c'est pas important. non l'important mooy li mu wax. waaw mais déglu ma wax la non je vais réagir benn man déglu ma. xam nga yow yaa ma nettali jox naa la léegi waaw. waaw mais da nga maa nettali rek. donc ça veut dire que li nga wax amul quoi. néew ma amul. man néew ma non néew ma li nga wax amul de dama ne déglu ma rek. moi je vous confirme que li ma la wax. waaw mais déglu ma laisse-moi terminer rek déglu ma parce que man bu waxee français bu ma déggee dinaa mën a xam ba xam nii la waxee bu waxee wolof su ma déggee dinaa xam ba xam mais dama ne man teewlu ma bi muy wax. waaw je veux bien vous faire confiance mais dama ne teewlu ma li mu wax dama koy leeral rek benn ñaareel bi xam nga boo suivre tey France tey parce que yaakaar naa ñun ñëpp ñu ngi suivre lii xew feebaree toll fu nga xam ne ci nga xam ne ñëw nañu parce que virus bi bu nekkee doomu jàngoro dugg sa yaram li may wax souvent mooy soldat la bu nga xam ne bu duggee sa yaram dafay gaaw a multiplier wu
boo amee benn soldat bu toogee ci yow quelques jours day daal nekk armée te moom bu nekkee armée su ñëwee la muy njëkkee mooy seet nu mu faagaagale yow sa armée bi nga xam ne yàlla moo la ko jox tam lay défendre du caagi day ñëw ne dalay du caagi day ñëw jox la siburu wala mu ñëw jox la lii day fexe ba yow sa armée bi nga xam ne moo la doon défendre moo taxoon ba même boo amee cancer yëgoo ko wala boo yaa ngi doon dund wala boog boo amee tuberculose yaa ngi doon dund wala boo amee leneen yaa ngi doon dund parce que am na armée bu nga xam ne moo la doon saytu moom armée boobu lay attaqué faagaagal ko bu ko faagaagalee nag feebar yooyu mën a agsi ci yow mën la rey moo tax boo demee tey France ñu ne la bari na ñu mu gaañ ñu nga xam ne dañu yore woon yeneen pathologie moo tax ñu feebar bi yóbbu leen maintenant lii nga xam ne mooy toujours ci France pour ñëw ci affaire ndam bi feebar bi bu fekkee ne tey ñii ak hôpitaux yi ni mu demee surcharge ba fa am dañ naan la boo yëgee ci yow ne da ngaa feebar maanaam yaa ngi saqat sa yaram mu ngi tàng sa noyyi mu ngi wàññeeku waxuñu la sax conseiller nga dem dañu la nga woote soo wootee mën nañ jaar xool la en fonction de l'évolution de la maladie mën nañ la jël yóbbu hôpital su fekkee ne yow suivi à domicile war nañ la ko mën a def aussi ñu defal le suivi à domicile parce que am na ñu nga xam ne mën nañ leen defal suivi à vous avez suivi tey y a monsieur Estrosi qui est le maire de Nice nga xam ne waaw feebar bi da ko laaloon alterné la ko laal tey seetaan ngeen ko ci télé bi wax ñeenti fan lañ ko traité mu ngi ci télé bi tey di wax donc bu fekkee ne yow mën nañ la traité à domicile mën nañ la saytu à domicile parce que kenn ku nekk ak sa armée résistance immunitaire fi mu toll am na ñu nga xam ne mën nañ ko gaaw a supporter am na ñu nga xam ne feebar bi du leen gaaw a daaneel mais bu fekkee ne jaroo ñuy yóbbu hôpital jarul mais maa ngi ñëw li ngay wax nii non maa ngi ñëw non mais man dama ne maa ngi ñëw y a des cas positifs dama ne maa ngi ñëw mais nee naa la Sénégalais yi ngi déglu aussi mais nee naa la bu ma déparé France damay agsi ci ndaam fekk da nga maa bàyyil ma daaneel rek non c'est que fi nga jógee moo sori dafay def maladie la jógee da nga comprendre ma ne la non da nga comprendre ma ne la lan moo tax ma jógee fa sori dama bu wax ne dafa am cas yu positif yu nga xam ne testé positif mais on les traite à domicile parce que seen cas mérité gul ñu yanu leen yóbbu hôpital donc peut-être que si le sous-préfet de Ndam a parlé c'est dans ce cadre-là mais nekkul lu nga xam ne dañ koy nëbb parce que on ne peut pas connaître un cas positif te yóbbuwuñ prélèvement yi yóbbuwuñ ko Institut Pasteur donc loolu laa bëgg a wax. donc c'est pas amul Alioune man dans mon entendement ci li préfet bu Ndam bi wax te yaakaar naa ne depuis avant-hier on en parle. La communication gouvernementale il y a un problème. En ce moment ci période yu toll nii je pense que le gouvernement benn voix autorisée la war a am pour mu wax mais on voit ministre sangam day jug fële wax ministre sangam jug fële wax le sous-préfet de Ndam il a parlé de ces cas-là à quelle fin bu fekkee ne. dañ koy nëbb ak yi ni mel lu tax mu fësal ko lu tax mu wax ko y a un problème à ce niveau-là côté communication bi surtout xam nga y a des communications de crise su amee ak il faut gérer mais tey jii ku ci nekk yaa ngi jug di wax kan mooy voix autorisée bi tey je pense que le gouvernement am nañu seen porte-parole ce porte-parole là mënoon nañ ko teg tey jii mu nekk la seule constante buy wax ci cas yi ak lu c'est pas aussi du fait que ça dépend du ministère de la santé aussi que ñoom ñu war ko gérer. mais ba léegi ministre de la santé ci gouvernement bi la bokk. mais je crois que communication gouvernementale bi la voix autorisée du gouvernement c'est monsieur le ministre de la santé. Le comité habilité à gérer c'est le comité national bi nga xam ne moom moo ko jiite su ministre de la santé waxul. Directeur de cabinet mooy wax je crois que loolu mooy communication officielle bi ñun ñi ciy wax ñëpp dañuy sensibilisation bi rek jàpp naa ne artistes yi war nañ ci dugg jàpp naa ne chefs religieux yi war nañ ci dugg jàpp naa ne képp ku nga xam ne booy wax dañ lay déglu parce que gis naa sax ay artistes yu nga xam ne dañuy composer ay morceaux composer dara ngir sensibilisation bi ñëpp a ko war a def sous-préfet ba na koo def médecin chef district mën na koo def gouverneur mën na koo def keneen mën na ko def parce que sensibilisation bi du mbirum benn nit parce que au-delà de la collectivité kenn ku nekk individuellement
yaa war a taxaw xool nan nga war a def ba mbir mii nga xam ne mooy coronavirus jóge fii donc man je crois que la communication gouvernementale en tout cas basée encore une fois sur le règlement sanitaire international c'est une très bonne communication te man gisuma fii lenn lu nga xam ne wax nañ ko lu ëpp tey sax temps yi jubbanti nañu parce que bu njëkk doon nañ wax di tudd moodu wala doon nañ wax di tudd ab dëkk wala doon nañ wax di tudd nit ku weex mais je crois que sopparti nañ ko tëralaat ko nu nga xam ne léegi amatul stigmatisation. mais côté sensibilisation dinañ ci revenir parce que tey gis nañu comment ça s'est passé au niveau des mosquées ak imam yi nga xamante ne ba tey loolu des na Oustaz Souleymane. waaw man côté sensibilisation moom laa ko doon bëgg a laajee. nga sànq maa ngi dégg xaw ma Tijaan la. kon ñu ngi munu Chine xaw ma 3000 cas lañ fa am yoo xamante ne ñooñu génn nañu àdduna. Italie itam am na kii taux boo ko joxee. fii ngi nii 5 am na juróomi nit ñoo xamante ni wér nañu. juróomi nit ci 47. 47 yoo xamante ni macha allah feebar bi dal na leen ñoom positif la ci ñoom. xam nga fi ñu toll nii sànq maa ngi koy dégg ci biir waxu Gomis toll nañ ci dimension boo xamante ni rama comme que feebar la boo xamante ni day wàlle te wàlle bi dafay bett. mën na de parce que fi ñu ne feeñ na Siin ak fi mu duggee Sénégal Gomis est-ce que mën na Sénégal. fi ñu ne feeñ na Siin def na diir bu yàgg. fi mu duggee Sénégal. neel moom bi ñu ko yëgee xam naa la. waaw li ci am solo rek bàyyi ko mu développé rek waaw. li ci am solo daal départ na Siin. waaw dugg na Sénégal. bi mu duggee Europe. waaw jaar na Europe kay jaar na Italie dem na Espagne dem na. nga wax sànq lu am solo. mooy affaire bi moom toog nañu ba ci yàgg rek mu xëy rek bett ñu. bettaay boo xamante ne bu ñu amul matukaay amuñu taxawaay bu baax a baax parce que problème bi yëpp mooy bu ñu xoolee sànq wax nga ko monsieur le ministre muy lu am solo bu ñu xoolati kii tubaab la kii ni africain la kii européen la amatuñu maanaam dimension boobu dépassé nañu ko ñun. actuellement Sénégal fi ñu toll nii lan mooy problème maanaam ci ban jumtukaay la ñu mën a jaar ba Sénégalais yi mucc ci feebar bi man su ma koy laaj loolu laa koy laaj. ban jumtukaay le président de la république ak gouvernement ministre de la santé ci ban jumtukaay ban yoon la ñu mën a gën a dimbali population bi rawatina villageois yi ñi nga xam ne dañoo nekk fu sori nga xam ne amuñu moyen. gis nga ñun ñi ne fii mën nañoo lijjanti suñu bopp ba jàmm am. waaye ñi nga xam ne amuñu moyen bi problème mu saabu. mooy sensibilisation bi amuñu fu ñu ko jëndee. ñi nga xamante ne amuñu xola ndox sax doyul ca ñoom. nga xamante ni set hygiène bu war ci ñoom dëgg ñooñu amuñu doole jooju te di ay sénégalais ñooñu ban taxawaay la président de la république ak ministre de la santé war a am taxawaay si ñoom ba feebar bii nga xam ni day wàlle par seconde. monsieur le ministre. loolu ban taxawaay la ci président de la république war a taxaw guddi yi ñu toll. bu ma lay tontu ci lu gàtt ndax man souvent bu ngeen di wax comme dafay gudd. yi ngeen mujj wax rek laay jàpp. waaw monsieur DG nag yow wax nga. waaw demal nak rek non loolu li nga mujj wax rek laay jàpp. li nga wax ne suñu mbokk yu dëkk si. ci kaw ga dañuy tere baatu kaw ga waaye ci bon man Darou Mouhty laa dëkk donc. alors suñu mbokk yi nga xam dëkkuñu ci taax ci gox yu sori amuñu moyen. te amuñu. fa la dëkk. ah non fa laa dëkk nag. fa la dëkk. non fa laa dëkk. fa la cosaanu. fa lay fay lempo. fa laa dëkk. ne ko yaa ngi yeewoo Dakar nga bëgg a wax. non fii tool la rek. Aliou. mu ngi mel ne bu nawet jotee. ñu dem nawetaani rek. waaw fii tool la rek. soo ñëwee sax ma laaj loolu monsieur le ministre. mel ni ñun ñi ay villageois la. ñun ñëpp dëkkuñu Dakar. waalo. donc ca frontière mais fii mooy tool yi. fii la ñu wutee. lu ñu yóbbu Daaru Muxti ak yeneen dëkk yi. alors li nga wax lu am solo la. xam nga li tax mu am solo. tant que ñun ñi ñoo ciy wax mën a àgg ci télévision bi mën a déglu rajo bi mën a déglu waa kër docteur yi bu ñu toppee li ñuy wax te bañ a néewal. ñun Sénégal nag dafa am lu ñu jikkowoo. dañoo mën a néewal. te mbir mi fekk néewul teel sa kaw. da nga yaakaar du agsi. ndax sànq wax na ko léegi. ña doon wax nañ jëli suñ doom yi Chine ñoom xalaatuñ woon ne. mbir mi moom dina toog ba agsi fii. te buñ ne woon noonu rek nga di céder au sentimentalisme daal di yéenu indi tey bu xewee waa Italie ne nañ ñu jël si waa France ne nañ ñu jël si bu boobaa la ñuy xam ne la ñu defoon pour plaire ñële fat bu rëy la. moo tax ñaare nit ki nag mën nga ànd ak Macky Sall wala nga bañ a ànd ak Macky Sall kooku beneen affaire la waaye nag toll nañ jamono ju nga xam ne
li ëpp solo mooy réew mi parce que nag réew mi nag waa taax yi ci la ñu bokk ñi nga xam ne ñoo nekk si yeneen village yi ci lañu bokk donc ñu fexe d'abord ba bu mu àgg ci ñoom fexe ba boobu ñu àgg ci ñoom mooy yaa ma gën a jàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkente ne épidémie amee ci dëkk danaan waa dëkk ba bu leen génn ci dëkk bii toog leen bu leen dem ci dëkk bële waaye yéen ñi nekk ci dëkk bële yi tamit bu leen jógee seen dëkk boobu ñëw ci dëkk bi mu am waaw déjà loolu Sanjogu yaa ngi dégg waaw loolu may leen ko mu eggal am na une polémique bàyyi non xam nga Cheikh Tidiane sport la xam sport ak football loolu la xam mais avec ko dafa yor ay xeelam rek di seet noonu nga ko waxee noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi kon d'abord nañu góorgóorlu ba dem bi ak dikk bi dem bi ak dikk bi ñu arrêté ko ñu wàññi ko benn loolu bu ñu ko defee yàlla mën naa musal frontière yi daal déedéet man àggoog moo foofu bu ko laajee dañ fa ak mais dama ne dem bi ak dikk bi man tey man maay laaj waaw dama ne dem bi ak dikk bi dem bi ak xam ne nañ am na Ndakaaru sa mbokk gaaya yi sa mbokk gaaya yi fi mu doon nii fekk fukki fan ak juróom nañ toog gaaya su waa Dakar yu dëkk gaaya semence gii nañ toog fii bañ a dem gaaya loolu mooy ñu wàññi dem bi ak dikk bi boo nekkee tamit ci taax yi yow quartier bi nga nekk wuti woo dara biir Ndakaaru wuti woo dara Grand Yoff wuti woo dara lu am solo beneen dëkk toogal sa kër toogal sa koñ toogal sa quartier ensuite bul fàttee raxasu fanweeri minute la ñu wax mais aussi boo mënee bul laal sa kanam mais aussi boo mënee del na ndox parce que virus bi su fekkee sa put su ko c'est-à-dire que su ko ndox mi fekkee sa put daf koy yóbbu sa estomac su demee daf koy rey parce que ay acide ñoo fa nekk donc boo jànkontee ak yooyu di moytu di laal ay bouton yi li ñuy tëj ak li ñuy nangam di laal sa produit yàlla mën na la cee dimbale li ñu des nag xam nga ndox léeg-léeg ñu ne waaw non dëkk yi nekk ci dëkk sàngam ñoom sax amuñu ndox ba mën a set ba mën a saabu mais man de li ma gëm mooy lu nga xam ne soo ko laale mu dugg sa bakkan rey la te boo setee man caa mucc man di wax de biir bu suur wér gi yaram mu gënal waaw dafa nag rek c'est que biir bu suur man wér gi yaram mu gënal parce que la santé avant tout boo amul wér gi yaram doo xam lu lekk di saf doo xam lu leneen di saf donc am na wax ji fu nga xam ne fu ñu ko yëfu wax ne nit mënul ñàkk satal ak ndox saabu ordinaire bii ndax moo gën ci saabu yi ñu koy raxasoo ba sa loxo set nga soog a def leneen wala nga soog a laal feneen yaakaar naa loolu ñëpp a ko war a mën a def te bu yow imam nga wala oustaz nga xam nga ne suñu diine l'islam bu dee diine set rek suñu diine la waaw kon nag yooyu yëpp nag buñ ko boolee buñ ko dajalee war nañoo mën a fagaru ci affaire bi te li mu wax dëgg la fagaru moo gën faj fagaru moo gën faj bu ñu fagaroo daal waa kaw gi duñ ci jot waa tax yi tamit li ñu dese ci ay simili bëriwul xam nga sànq ci ndorteel bi Rama dafa ne monsieur le ministre Sonacos lan lay xaar pour dugal ndax Sonacos am na lu mu dugal tey jii bay ndax Sonacos yaakaar naa ne instant bi perfusion lay laaj xam nga kii moom ci day tooñ ma ne ko kii day tooñ xam nga yaa ngi génn ci coronavirus bi. non point yi si la bokk loolu tax ñu génn ci nag. mais non. Aïcha Awa il est là en tant que directeur de la Sonacos et en même temps président du parti politique. donc loolu tax sax ma
génn brosse noonu génne ko ndànk. mais dañoo bëgg a génne ci coronavirus bi. waa léegi le président de la République nekk ci grande coalition autour du président qu'il soutient. loolu war nañ ci wax aussi. loolu war nañ ci wax aussi. et puis Ablaye Wade dañuy dajale pour dugal. s'il vous plaît parce que temps bi aussi ne le permet pas. il a voulu être le président le patron du Parti démocratique sénégalais. gars yi dañ ko soupçonné woon ne ko dafa bëgg a jaay parti bi finalement il a créé son parti politique et puis au dernier moment on s'est bien rendu compte qu'il s'est retourné autour du président Macky Sall. donc li ko gars yi doon jiiñ moo mujjee am à la fin. ñu lay jiiñ loolu on va faire une digression alors. loolu tax ñu génn ci point boobu loolu tax ma trouver une manière subtile de lui dire que. rek mi ngi koy laaj Sonacos mi ngi xaar pour dugal. ndax Sonacos am na lu mu dugal. waaw Sonacos dina dugal. ndax am na ko. ah mais boo ko am bu ko amul du ko def ndax soxla na perfusion fi mu nekk nii. non Sonacos bu ko amul du ko def mais Sonacos incha allah dina jël ci trésorerie mu bokk ci xeex bi nga xam ne xeexum ñëpp la te jàpp naa ne bu ko Sonacos defee yeneen kuréel aussi dañ ko war a def ndax coronavirus bi bu continuer waxuma la Sonacos sous perfusion mais tëj lay def yeneen société aussi daañu tëj. mais xam nga li ñu ci wax bari na aussi il faut qu'on parle d'autre chose. mais attends dama lay wax ne intérêt économique. bi kuréel bu mel ne Sonacos am pour mën a bokk ci ñu arrêté coronavirus ñun dañuy jënd ak jaay dañuy jënd ji bitim réew di jaayee ji bitim réew tey jii tëj nañu frontière maritime yi tey jii tëj nañu frontière aérienne yi am na ay pièces yu nga xam ne ñu ngi ko commandé woon France dañu wax ne ñu fekk fukki fan ak juróom moom mënuñoo def mënuñu andi donc ñun kenn ëpp ñu intérêt donc loolu tamit gestion la kenn ëpp ñu intérêt pour que yëf yi gaaw nekk ci tonnage moo tax mais attends ñaata la. waaye yow nag. man 26 000 tonnes lañ toll. 26 000 tonnes. ñaata nga prévoir woon. 50 000 lañ prévoir woon am nañu 26 000 yow au départ ñaata nga tegoon. 150 000 150 000. waaw yaa ngi ci 26 000. mujj ñu def ko 50 000 ñoo ngi ci 26 000. kon yaa ngi ci perfusion awali moom. déedéet non loolu bokkul ak perfusion loolu c'est de la matière première. matière première la ñuy bëgg bu ñu yàlla mayee ñu transformer matière première boobu dëwlin. tourteau ak yeneen produit non société bu nekk en perfusion mooy bu nga xam ne bu weer wi jotee bu weer wi deewee doo mën a fayal sa bopp say liggéeykat. tey mais attends rek déedéet non tey ñun bu weer wi dee état fayaluñu li ñuy liggéey ci la ñuy fay suñuy liggéeykat ci li ñu liggéey ci la ñuy jënd suñuy oto. li ñuy liggéey waaw defal ndànk rek li ñuy liggéey ci la ñuy jënd suñuy matériel informatique ak leneen ak leneen donc nekkuñu sous perfusion maintenant nag. Sonacos amoon na fu mu toll ci jamono boobu Awa Diop Ndiaye juddoogul yàgg na jamono yàgg fa mu tolloon nekkoon le fleuron de l'industrie sénégalaise bien entendu nekkatul foofu waaye nag àggul nag ci sukuraat ba nga xam ne dañ naan weer wu jot état bi da koy diisal 250 millions yu mu fayee ay salaire. alors man j'aimerais bien revenir un peu ci côté population bi DG. accès de remarque un peu de Matar. yow da ngay tooñ ah. waaw ma ni ñëwaat tuuti ci population je voudrais bien ñu ñëwaat ci population. alors un message que Matar m'a envoyé c'est pour dire que c'est pas des cas positifs le préfet n'a pas parlé de cas positifs il parle de cas de dénonciation des modou qui rentrent en cachette. donc loolu la ma envoyé. man moo tax li gën a wër comme dégg ma préfet bi. waaw léegi man li ma bëggoon wax tamit mooy. tey ñi ngi wax confinement. parce que gis nañu déjà ay France et autres là ñoom ñu ngi population dañu leen confiné tey jii est-ce que aussi aspect boobu comment dirais-je le chef de l'État mi ngi koy jël en compte parce que confinement bu amee déjà que am na yenn marché yu commencé tëj comme Tilène bi ñu doon wax ak champ de course fële est-ce que population bi surtout les personnes démunies yi nga xamante ni amuñu lu ñu dundee tey bu ñu demee ci confinement nga xamante ni vraiment extrême bi ñaanuñu yàlla tamit egg foofu ñooñu nan lañu waaw yàlla buñ fa egg yàlla buñ fa egg parce que am na ñu ko wax léegi am na ñu nga xam ne bu ñu xëyee seen kër duñ fa bàyyi dépense duñu am lu ñu dundee dañuy marché ba for dara yónnee xëy na ñooñu mën naa metti ci ñoom mais seulement yàlla buñ fa egg mais situation fi ñu toll mooy ñaan ñëpp jëf ay sacrifice kenn ku nekk sacrifice ci sa temps kenn ku nekk nga yokk sa solidarité ak sa morom ak sa dëkkandoo bu yàlla dogalee nga taxawee noonu jàpp naa ne même ki nga xam ne amul dépense fukki fan ak juróom ñetti ay bés buñ ca eggoon mun naa bañ a am problème noonu mais encore une fois ñiy gérer
lii di maladie bi démarche scientifique la ñu yor tey bu ñu nee nañu tëj marché yi wala nañu tëj yenn bërëb yi ñàkkul ne dégg nañu lu nga xam ne yow déggoo ko wala xam nañu lu nga xam ne yow xamoo ko wala am na ay cas yu nga xam ne dal na leen ñu laaj leen fu ngeen jógee fu ngeen demoon barki démb ñu ne demoon nañ marché sangam demoon nañ bërëb sangam demoon nañ nangam ak nangam donc ñoom c'est en fonction de ces informations encore une fois yi ñuy ramasser ci patients yi ci la ñuy jël dogal ne nañu tëj marché yi bu ñu demoon dem ba gis ne mbir mi kët ci kaar Ndiaga gis nañ ñu nga xam ne dañ ko am ci kaar Ndiaga Ndiaye yi dañ ko am ci aftu yi dañ ko am ci Dakar Dem Dikk yi dañ ko am ci nangam dañ naan kon kat le transport interurbain war nañ ci jóg pour man ko saytu bu fekkoon nañu gis ñi ñu wax dañ ko am ci société yi wala dañ ko am ci nangam donc c'est en fonction de ces données là ci la ñuy defee ay recommandations ne nañu tëj lii nañu def lii wala nañu def laa donc pour le moment fi situation bi toll àggagul foofu information yu autorités sanitaires yi am àggagul ci confinement mais li nga xam ne dañ ko digle fortement mooy ñu bàyyi rassemblement yi bàyyi xew yi bàyyi dem bi ak dikk bi bu fekkee ne c'est pas essentiel yaakaar naa loolu déjà bu ñu ko respecté rek yàlla mën nañoo dimbali ba duñu àgg si confinement parce que man encore une fois ñaari semaines yi ñu jëm daal man moom yàlla nañu yàlla may rek ba yëf yi reste sous contrôle bañ a mel comme ni mu mel ci yeneen dëkk. merci beaucoup avant ñuy dem ci point bu mujj am na une toute dernière question bu ma la bëggoon laaj dañuy egg rek xool Sista Thiaba ndax moom mooy boucler émission bi avec dessert bi nga xamante ni tey nag mi ngi invité Demba ak Penda Guissé mu dem ba Nord Foire nag fekk ji leen ñu ànd ak Sista Thiaba xool rek préparation yi nga xamante ni ci la nekk jamono ji. jërëjëf soxna Ramatoulaye Sarr maa ngi lay nuyu di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom nga bokkal jotaay lii plateau bi ala daw metti na grand dîner bi jàpp ne maa ngi fii nga xam ne moo di Sicap Foire ay ndaanaan ñoo ma fi dalal wala ñoo ma fi fas yéene dalal su mel ni Demba Guissé feggoog ak sa grande sœur mu di Penda Guissé waaye am na keneen koo xam ne itam ba tey mi ngi si jotaay li di Boubacar Sissoko ban na moom itam faree chez wàllu kora bi jàppal ne boo leen randoo rek boo leen paree entrée bi plat de résistance bi rek dessert bi daal di tegu man may enchaîner li ni mel bu soobee borom bi subhanahu wa taala Demba yaay kii wax ak Rama yéen a si des wala ñoom ñoo si des. Rama yéen a ci des salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di kontaan vraiment ci émission tey bii naan leen nag tey nag Rama yéen a ci des. Penda Guissé. waaw asalaamaaleykum Ramatoulaye yéen a ci des. kon jeex na Boubacar xam naa après rek nga laal kooraay. waaw li muy bañ. kon yéen a si des kon yéen rek la ñuy xaar Rama boo leen randoo rek entrée bi ak plat de résistance bi ñu daal di teg li nga xam ne mooy dessert bi Zal Pape Mourou dessert baa ngi nii ngeen wan ko mbokk téléspectateurs yi bu ko defee ñoom ñu xam ne pare nañu kon. mi ngoog ñu jaajëfal ko moom Sista Thiaba yaakaar naa ne léegi ñu randu ndax jeex na ba daw fii ñi ngi ci cappaandaw bi xanaa rek dellu si waat laajaat DG tey jii ñi ngi waajal màggalu Daaru Musti bi yàggatul ci mois d'avril bi la muy sa dernier mot bi nga xamante ni moom la ñuy xaar lan ngay wax ci côté sensibilisation population bi rawatina. pardon dégg ba nga ne mooy sa dernier. parce que émission bi jeex na ma ni sa dernier mot par rapport ak màggal gii di waaj a ñëw lan ngay sensibiliser un peu population yi ci xew-xew bu ni mel. màggalu Daaru Muxti ku ci yàlla yóbbu diggante le 8 wala le 9 avril boor yooyu lay war a nekk mais ñun moom foofu tamit toogaay yu xaw a bari la dëkk ba lañ dëkk taalibe la ñoo ngi tënku ca ndigal la nga xam ne bu ñëwee sëriñ bi dina ko joxe ca loolu la ñuy tënku benn ñaareel bi aussi ma profité ci rek pour rafetlu posture bi nga xam ne président de la République am na ko ci diggante état religion ak ni nga xamee ne noonu ak kilifa diine kilifa aada ak noonu nga xam ne ñoom la ñuy séqee gestion réew mi ndax bi yëf yi xewee moom xam na ne mooy président de la République mën na jël décret ay ministre mën nañ jël arrêté bari lu ñu arrêté bari lu ñu taxawal mais li nga xam ne dafa jëm ci wàllu diine ji ñu ñànk diine ji moo xam diine chrétien la moo xam diine jullit la ñoom ñoo koy saytu lu mu ciy def lu nekk daf ci waxtaan ak ñoom daf ci diisoo ak ñoom daf leen di lancer appel parce que tamit état noonu la doxee maanaam institution yi communauté religieuse yi
ñoom itamit dañu yore seen organisation bopp bu nga xam ne lépp lu état bëgg ci ñoom day waxtaan ak ñoom mais tu jaagi ne état mën na jóg rek dogal ci wàllu lu nga xam ne dafa laal ngëm-ngëm wala dafa laal leneen wala leneen jàpp naa ne loolu moom mu ngi sàmmonte ak moom ba mbir mi commencé ba léegi wax nañ fi wàllu waxu kazu rajab ñoo ngi jëm màggalu Daaru Muxti le moment venu kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo ngan ko loolu ñoom lañ ciy déglu yaakaar naa ne la ëpp ca dogal ba ñoom ñoo ko yore dogal buñ ci tëral rek bu boobaa ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañu daañu jëfee dogal boobu mais li war daal mooy le spirituel muy ñi ngànk diine yi ak le temporel mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk nguuru àdduna gi nañuy waxtaan parce que dañoo bokk ku ñuy sàmm kii ngir àddunaam jag kii dafay sàmm nit ki ngir ëllëgam jag benn nit ki la ñuy sàmm donc fala budde fu ñu jaar ñoom di yëgoo pour mën a doxal li nga xam ne mooy askan bi. merci beaucoup merci encore ci invitation bi nga xamante ni daal di nga ko nangu ñoo fekk suñu ci le grand dîner mu doon nag loo xamante ni jotee nañ ci yaakaar xamal lu bëri téléspectateurs yi toujours di jaajëfal nag suñu ñaari gan yi muy rek le directeur général de la Sonacos Modou Diagne Fada ak Serigne Gana Massaré mi nga xamante ne amaloon nañ ko ci première partie bi ñu bàyyi leen léegi nag ngeen wéy ak Sista Thiaba ci dessert bi nga xamante ni mooy boucler nag le grand dîner jaajëfalaat bu baax samay chroniqueurs donc Awa coach Sandiogou Alioune Sow et Oustaz Souleymane Diaw on se donne rendez-vous vendredi prochain s'il plaît à Allah subhanahu wa taala et encore une fois les règles d'hygiène ñu ba fàttali leen ko rek ngeen bañ koo fàtte daal di topp bu baax li ñu leen wax ministère bi li mu leen di wax ministre bi jawri nii ak ñi nga xamante ñooy kilifa yi nekk ci gox yeeg goxaat yi cet gi ñu gën koo sàmm ba jàngoro gilee daal di fi jóge ba faw à vendredi incha allah